aca ñu dugg ci digg bi nag war a waxtaanee lu jëm ci taarixu Sénégal histoire générale du Sénégal xam ne ñaar fukk ak juróomi tome ay livre yoo xam ne war nañ ko bind waxtaanee li jëm ci taarixu Sénégal 350 ans d'histoire yoo xam ne war nañ ko revisiter loolu la ñu war a waxtaanee waaye laataa ñoo dugg ci waxtaan bi rek soo leen ma ko mayee dañuy seetaan benn élément dem si yàlla si professeur Iba Der Thiam ba muy dellu si waat ci njëriñu bind téere yile ak lan moo tax ñu war koo def ñu teewlu ko te ñëwaat. ñetti téeméer ak juróom fukki junni ci ay at 350 000 ans waaw moom la ñu couvrir xam nga loolu période bu rëy la waaw amul benn nag ethnie boo xam ne fàtte nañ la benn religion boo xam ne fàtte nañ la benn ethnie boo xam ne fàtte nañ la ku nekk am nga ci sa cër ku nekk wax nañ ci say mbir. yàlla dafa def suñu am histoire boo xam ne histoire bu rafet la ay nit ñu am maanaa ay nit ñu rëy ay nit ñu amoon dégg nga ngor boo xam ne kenn mënu la ko wax jikko joo xam ne kenn mënu la ko wax ñoo xam ne boo leen xamee ak seen i jëf rek lu bari sax ci àdduna bu la dariwee da ngay xam noo koy réglé lii moo tax ñu lancé projet bi pour kile ko. kaddu yi doonoon kaddu professeur Iba Der Thiam mi ñu tàggu fanweeri fan ak benn ci weeru octobre ci guddi googee xam ne jàpp naa ne Sénégal duñ ko fàtte ndax li mu bind ci taarixu Sénégal ak lim ñu defal ci transmission du savoir professeur ginnaaw juróomi tome yu njëkk ya professeur Iba Der Thiam moom tamit làqu ci diggante bi ñu mel ne tekkaaral daa amoon ci biir comité pilotage bi yore lu jëm ci bindu taarixu histoire générale du Sénégal lan moo xewoon ba lépp noppi woon. waaw jërëjëf maa ngi lay sant ci dalal bi mu dalal fii di sant sama naataangoo bi ma jàkkaarloo ba mu ko mayee nag bëggoon naa balaa ma tontu sa kàddu ma dellu sargal bu baax bu wér professeur Iba Der Thiam dégg nga ko léegi ci élément bi nga jàllale muy tagg ay sénégalais di wax ci ñoom ngor di wax ci ñoom njàmbaar lépp lu mu wax ci sénégalais yi te biral ko budul benn du ñaar mi ngi ci moom ci gore ci tabe ci maandu ci am fit ba pare nag boole ko yërmande boo xam ne amul àpp ngor googu yërmande boobu ak tabe boobu moom la ànd ak ñun liggéeyandoo juróomi tom yooyu nga fi junj léegi danga ma laaj lu tax ñu tekkaaral li gën a sabab tekkaaral bi mooy ñun ay jurit lañ bu amee kenn ku jiitu maanaam dañ koy dëj toog nañ lu mat ñeent fukki guddi yoo xam ni dañ ko dëj lépp dañ ko bàyyi ànd ak dal ak tey di ko ñaanal parce que loolu lañ ko deseel moom jaanam wàcc na ba pare ñu ñoo fi des suñu cër mooy ñaanal ko feddali liggéeyam ñoŋal liggéeyam dëgëral taxawaayam loolu moo taxoon ñu ni tekk mais leneen li ko lal itam yaakaar naa ni sëñ bi junj na ko léegi li jiitu nelawam coow lu bari daf fi amoon ci dëkk bi man li coow li tar dama doon wax ni li yëpp pënd la pënd dafay wuri bu coow li baree pënd bi jolli ba wuri liggéey moo fi des te liggéey kenn du ko def ci mbedd liggéey da ngay toog da ngay wéet da ngay dal tekkaaral boobu dal boobu moo ñu animé ñun ñi nekk ci histoire générale ñi nga xam ni ñooy jéem a continuer liggéey bi fii Iba Der Thiam bàyyi loolu dong moo waroon tekkaaral bi doon lenn lu dul ñaanal ko dalal ñëpp foog ba dal ñëw ñu mën a sumb ci liggéey bi ci anam boo xam ni kenn du ci mën a dellu ginnaaw parce que liggéey bi moom tànki kanam la am mooy amul tànk. loolu ay waxam la moom daan na wax ne ak lu coow li mënti am lii ab utilité la loo xam ne dañ ko war a def même su dee ni sax coow li da ciy dëkk ndax nit ku dul juum amul yàlla rek suñu borom rek mu dul juum loolu moo nekkoon ay kàddoom ba mu janoo ak kii di Mamadou Ibra Kane ci jeudi dimanche muy xam le ne nit la
te lii dafay wane rek ne mën nañoo gën a defaraat taarixu réew mi wante coow mi bëri woon na surtout nag ci benn ci tome yi muy tome 3 bi xam ne fa la mel ne wax ji bëree ndax juróom la nañ ko fàttali juróomi tome la ñu bind ak tamit benn boo xam ne revue documentaire la ngir wax ci li jëm ci mbirub marche des cheminots lan moo waraloon coow bi est-ce que ndax waxtu googu coow wax bëri woon na ku nekk ngi ñëw kër gu nekk ti génnee ay wax ti wax na lii wala lële ndax dafa fekk ne histoire bi nañ ko doon tënkee dañu boolewul ku nekk ci gëstu gi wala dafa am ñu beddi woon. li nga wax yëpp sax day boo koy xool am na lu ci am ndax coow li d'abord histoire ci boppam moo bindoo noonu man mii histoire sama métier la. tàmm naa werante ci histoire tàmm naa sax xuloo ci histoire kuy def histoire boo bañee ñu weddi la booy boo nga laf parce que moom métier bi ñoo ànd mais nag werante ci dëgg parce que dëgg bu mat sëkk yàlla rek moo ko am ñun doomu aadama yi dañuy gis benn aspect ci mbir ñu jàpp ni mooy sunu dëgg keneen itam jàpp ni mooy dëggam boo yoree sa dëgg ma yoree sama dëgg bu ñu dajaloo dinañ jege tuuti ci dëgg bi mais duñ ko matal loolu moo tax coow li ñun mosuñu jaaxal vraiment Iba Der boo ko xoolee sax malgré li mu tawatoon li coow li metti te vraiment coow li yemul ci coow rek parce que demoon nañ ba di ko fii ñaanal pour mu faatu loolu ñëpp teewe nañ mais terewul dafa nekk nitu ku am pas-pas ku am diine ku gëm yàlla daf ne noppi leen rek bàyyi leen ma yenu lépp mun naa la waatal loolu la ñuy wax dañu doon wax ne yéen ay gone ngeen bàyyi leen ma yenu coow li te noonu la ko yenoo te noonu la ko yóbbaale alors coow li ko indi lenn li mooy li ma wax léegi histoire moo demee noonu histoire il faut que mu am ay coow comme ni ma ko waxee léegi mais leneen li ci li ko gën a tarloo mooy ñun dañ ni comme du sunu histoire famille comme du sunu histoire waaso sunu histoire réew la dañ ni képp kuy sénégalais mën a wax ci histoire Sénégal danañ péncoo ak yow danañ toog ak yow danañ waxtaan ak yow donc loolu lañ def sëñ bi mi ngi ma koy fàttali léegi dajale ba ñu fi dajale woon ci auditorium bu kii ñëpp lañu woo ci Sénégal képp koo xam ni ci Sénégal ngay yeewoo am nga ci màcc tuuti rek dugal nañ woo nañ la ci alors loolu bu ñu dajaloo ñii nekk ay universitaire ñii nekk ay borom xam-xam yu tradition ñii nekk ay nitu diine gis-gis yi mënul nekk benn ku ci nekk am nga nooy gisee ku ci nekk am na nooy yëgee ku ci nekk am na foo bokk te fa nga bokk da nga koy bëgg toujours wone da nga koy bëgg toujours rafetal boo gisee kenn ku ci wax lu tuuti loo xam ni yow da nga jàpp ni day lëndëmal wala day ñaawal fa nga bokk des fois di nga ko wax te bu boobaa itam dañ la koy nangul ñun yàlla dafa def amu ci kenn ci ñun te tubaarkàlla xaw nañu takku koo xam ni yitteem mi ngi ci diingat wala yàq deru nit ay responsable lañu gis nga ñun ñi boo yàggee ci taarix boo yàggee ci histoire léeg-léeg nga dajeeg ay documents yoo xam ni la ca nekk boo ko waxee yaa ngi ñaawal deru ay nit ñoo xam ni ñu ngi fekk seen njaboot ñu ngi fekk seen jabar ba doo gaaw di ko génne di ko wane loolu yëpp ci rafetal la alors loolu moo tax bi ñu boolee te bokkuñu gis-gis léeg-léeg roofoo yooyu dina ci am mais ñun ni ñu gisee liggéey bi ak ni ñu ko tëralee man dama jàpp sax ni te dama koy répéter souvent jàpp naa ni leeraluñ ko public bi parce que bu ñu ko leeraloon mën naa am sax coow daal parce que ñun bi ñu dajaloo dañu ni histoire du Sénégal ñëpp ci bokk. mais ñan ak ñan ngeen woo ne leen ñëw leen ñu bind taarixu Sénégal. ñëpp la ñu woo te loolu dama koy wax souvent ni am nañ firnde bi parce que ñun bu ñu la wooyee boo ñëwee dañ lay bind sa tur nga signé donc ñëpp la ñu woo képp koo xam ne dégg nga ko ci rajo yi mu naan dañ maa fàtte dañ maa woo dëgg woowuñ ma du ma weddi sax de waaye buñ la fàtte rek buñ la woowul rek c'est parce que xëy na. dañ ko fàtte mais ñëpp la ñu woo wala boog da nga jotul sa lettre d'invitation. alors li ma bëggoon wax léegi mooy boo boolee loo xam ni bokkuñu jëmukaay bokkuñu tëralin bokkuñu dalin
souvent dina indi coow mais bu leen dalee rek ku nekk di déglu sa morom dina ngeen mujj. déggoo ci kàddu loolu moo manqué. Youssou par rapport ak taarix bi. coow juddu na fi ba ñu génnewee juróomi tom yu njëkk yi. surtout nag ci ba ñuy wax ci kër diine yeeg ak yenn tarixa yeeg yenn borom tur yi. ñu am ay coow ñuy wax est-ce que yomb na ci sunu réew. ñu def taarix ci yoon suñu fàttalikoo ne ñun bind dafa mel ne loo xam ne bokkul woon sunu tradition en tant que tel lépp lu ñuy wax dañ koy waxti wax nawet bi wala ca bekkoor gu metti ga ci loolu la ñuy waxee est-ce que nekk na loo xam ne tamit dina yomb ngir ñu mën a tànn histoire boo xam ne dina baax. waaw maa ngi lay gërëm Cheikh Assada mais ngeen baal ma àq nag damay dellu gannaaw tuuti bala may ñëw ci question bi nga ma posé. ndax 200 kilomètres laa def ñëw. war a def 200 kilomètres ñibbi day jaadu léeg-léeg ma def introduction bu ndaw parce que da nga ma dugal fu am solo foo xam fii sànq ba léegi maag professeur ñu ngi ciy waxtaan avant émission bi tàmbali. d'abord li may njëkk a def mooy ngeen may ma jaale waa kër Cheikh Ngaïdo Ba. doomam Sofia fii la nekk ci kër gi fii la ma daan invité barki dem rek ITV. invité ngeen ma aussi beneen émission boo xam ne doon na jàll ci Alla Diéry Mbaye may koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ak doomam yi fi nekk yëpp yàlla may leen ñu jëlaat le flambeau parce que c'est un homme généreux de cœur et d'esprit bi des dama fi ñëw en tant que communicateur traditionnel donc ndigal ma fi indi bala may def dara ma rendre hommage à Hadj Mansour Mbaye mi nga xam mooy suñu président nga xam ne lépp lu ñu mën mooma ak Abdoul Aziz Mbaye mi nga xam ne à chaque fois que de besoin mooy coordonner sunu action un peu partout au Sénégal et ailleurs waaye ak ki nga xam ne nag gannaaw yàlla moo sanc le réseau des communicateurs moo tax réseau bi am mooy Adjaratou Aminata Mbengue Ndiaye moo tax ñu mën a dem partout en Afrique et dans la sous-région ak Sénégal pour mën wax lan mooy réseau des communicateurs traditionnels ak ses missions day ci leen jëm si après parce que dañoo xaw a am def amalgame bu mag ci griot bi ak communicateur traditionnel bi daan ci ñëw bi ci des ngeen baal ma nag may sant nag ñoo xam ne nii au cours de l'émission daal naa leen lim te yàlla rek tax mais mon ami le colonel Mor Gueye Aliou Lo Kër Ndiaye Oumy et cetera inchallah naa ci del si léegi ci kanam temps bi nag daa bëriwut waaye xam naa da ngay dugg ci waxtaan bi lii jëm ci taarixu Sénégal loo xam ne ñun wax la ñu gën a mën ka bind bokkutoon suñuy mbir ndax bind ci taarix dina doon lu yomb bind ci taarix yomb na jafe na bu fekkente ne nga nit ko honnête parce que histoire du Sénégal ñaar ko marqué li nga xam ne c'est les vainqueurs ñoo ko bind ak li nga xam ne c'est basé sur la tradition orale ngir yooyu wax ko professeurs yi ñëw taataan ko ci ñoom bu noppi bind ko ñoom ñu am devoir de mémoire bu am solo parce que damay wax ni nous n'avons de chance d'être nous-mêmes que si nous ne négligeons aucune part de l'héritage ancestral ki may waxal moo ma dàq jàng fopp mais danaa wax ak moom parce que àddina ñuy déglu ma gis ni li gën a jafe ci Sénégal mooy wax histoire du Sénégal te kennewu la lii wala la parce que sénégalais sëñ Babacar Sy Mansour da ko wax leen sénégalais leen la gën a mën mooy weddi moom la gën a mën kenn ku ci nekk bu ñu dee bind taarixu Sénégal di bind histoire du Sénégal loo ci xam lu ne da nga koy xëcc li nga ci xam sax da nga koy couleur ba mu rafet lool ci sa boor bàyyi boor ko ci des kooku bu defee noonu dajale ko bu dul quelqu'un qui est honnête intellectuellement day jafe lool. loolu tax ñoom seen liggéey jafe woon lool may remercier encore le professeur Iba Der Thiam pour sa probité ak son engagement pour la réécriture de l'histoire ak le président Macky Sall mi nga xam ni moo ñu may possibilité ñu defaat la réécriture de l'histoire du Sénégal ça aussi il faut le dire. ma ni de loolu taxoon ñu defaraat nag ñu ne griot bi dafa am rôle man ci loolu laay wax. parce que mooy sama rôle tey. griot bi boo fa am rôle damay wax souvent ni mas naa koy wax ak mes amis des anciens du lycée Charles de Gaulle xam naa sax ñu ngi may déglu ma ne le griot n'est pas un simple récitant le griot n'est pas un vil divertisseur il est le gardien de la tradition
l'historien, le conciliateur des contradictions, c'est un médium. Le griot est l'émanation du corps social. Il est le milieu, il vit le milieu, il vit dans le milieu. mais loolu est-ce que loolu yenn saa yi mooy andi ci wax coow bi ndax yenn saa yi dañuy wax ne ñi woowee griot yi dañuy rafetal ba tax na waaw yegsil ci loolu laa jëm si yegsil temps bi bëriwul waaw loolu laa doon tëjee dama ni le griot c'est celui qui le mot quand il sort de la bouche doit être un matériau de construction ñun fekkewuñu lu ñaaw waaye la rafet daana ko wax parce que xam nga lu tax Sénégal moo bari ay comportement réew mi tëdd ni mu tëdd loo xam ne kenn ko wax kenn ñii di ay jullit ñii bañ a nekk jullit ñii bokk ay confréries yoo xam ne bokkuñu maanaam confréries yoo xam ne bokkuñu. mais considération yooyu suñ koy jël est-ce que dinañ mën a bind taarix ndax taarix tamit nekkul loo xam ne lu rafet rek la ndax histoire moo dëkkee noonu il faut que mu am ay haut am ay bas loolu ci histoire la bokk. mais soo waxee ne yéen lu rafet rek ngeen di wax fekkee woo leen lu ñaaw kon histoire bi day biaisé. déedéet ñoo fekk dama ne. mënuñu fekkee sax lu ñaaw. mais kaay ma wax la duñu ñaawal lu rafet. duñu rafetal lu ñaaw duñu ñaawal lu rafet ça c'était notre position initiale. mais dafa am loo xam ne aussi réalité la. sànq la may wax léegi maag professeur. man ko dafa am lu ñu tuddee les majuscules ancestrales au Sénégal. kenn mënu ko bañ. par contre am na nag loo xam ne nettali nañ ko nun du ma toog fii di ko nettali tey waaye ma jox la benn exemple précis rek bu gàtt. bi nga xam ne bii attaqué nañu Albouri à Mboynaan ñu fekk mu nekk fa ñu jox ko soxna ma jigéen Bassi mu di ko ganale gaañu fetal ci kawam dem attaquer son village yaayam organiser la résistance ba noppi yemal fekk ñu jëm Bassi ni ko neel Albouri bu yeexee du di jàmm bi mu ñuy wax ko daf koo laaj ni ko ndax kàngam yëpp ñu nga fa mu ni ko ñëpp nga fa mu ni ko kon boobu dëkk lakkagul waaye nag bi ñu génnee ba dem ba nga xam ne bii ñu ngi waaj a génn mu ni ko fekk ni ko ki yaayam yónni woon ci moom son le messager ni ko sa ndey seeni bu nee na bu jaar ci yoon yi dégg yi ne parce que ñu ngi la fay tëru yaa le guet-apens moom la fay moom lañ fay ñu ngi la fay tëru mul di griot bi ni ko man day boo fa jaarul dem attaqué leen man fa laay jaar parce que bu ñu ma reyee muy sama woy muy sunu woy bu ñu leen reyee muy sunu woy ak bu ñu dëgg leen seen kaw jàll bisub dund bisub dee ñu fetal Albouri fetal gi wadd mbul di ni ko foral géwél bi ni ko foral fetal gi boo ko furul say noonu daan ko jël ëllëg ñu koy waññeet sa njabootaloo ci man dara Albouri for ko ne dëgg leen seen kaw bisub dund bisub dee loolu tax mu gagné la bataille de Mboynaan mais loolu c'est avec volontiers lañ koy wax pour que Sénégalais yi xam ni ils ont de qui tenir waaye doo fekk koo xam ne kii tey dafa doon fekk ay mu di leer ni gratuitement nga di ko wax jën ko. mais professeur est-ce que du xeetu wax yii mooy tax yenn saa yi maanaam ku nekkati wax ne man sama maam nii la mel yenn saa yi dañuy mel lu luy fàtte ne ku nekkoon roi tamit dem nga ci xare yenn saa yi nga ñàkk wala yenn saa yi yow nga nekkoon kilifa diine nga jaar am yoon boo xam ne balaa ngaa yegg si xawoon na metti loolu ci histoire la te wax ko dafa nekk loo xam ne day tax nit ñi gën la xam. est-ce que du loolu mooy jafe-jafe Sénégal aussi pour ngeen bind histoire bi normal. mais jafe-jafe yi nga wax te sëñ bi li mu wax léegi sax firndeel na ko. jafe-jafe yooyu ñun dañ ci bàyyi xel te dañ ci teel a bàyyi xel te mbir boo ci teelee bàyyi xel rek di nga xam noo koy songee ak noo koy maanaam régler gis nga ñun ni ñu tëggee sunu histoire générale du Sénégal dafa tax ba nga xam ni lii ku mel ni comme sëñ Bargane li mu wax léegi duñ ko xeeb duñ ko tuutal dañ koy naw dañ koy jox gëddaam ba mu mat sëkk te xam nga nu ñu koy defee te loolu moo tax histoire générale nekk un projet extraordinaire dafa am ñetti partie moom laa lay doon wax léegi nii communiqué wuñ ci ba nit ñëpp xam ñun suñu doxalin nan la gis nga 25 volumes yi nga tudd nii 25 volumes yooyu yëpp ay universitaires ñoo koy bind ñoo xam ni li ñuy bind dañ ko teg ci ay sart yoo xam ni du sart yu valable Sénégal rek fépp ci àdduna bi fépp fu ñuy bindee histoire ci àdduna bi noonu la ñuy bindee histoire nga xam day am ay normes day am ay règles mais dañu wax ni
universitaires yi rek nekkuñu Sénégal te universitaires yi rek moomuñu Sénégal. ku mel ni comme sëñ Bargane ak i ñooñam ñu ngi fi tudd léegi. am nañ fi cër bu rëy ci histoire du Sénégal te dañ leen ko jox ba mu mat sëkk. moo tax ñu créé beneen série bu tudd études et documents. gis nga série boobu sëñ bi képp ku mel Sénégal am xam-xam comme sëñ bii toog fii ak ñeneen. nga bind ñëw indil ñu ko ñu seet ko xool ni bind mi jaar na yoon. ñu corriger ko éditer ko dañ koy publier teg ci labalu histoire du Sénégal histoire générale du Sénégal parce que xam nañ ni lu amal njëriñu askanu Sénégal. mais nan ngeen mën a def ba disséquer yenn saa yi le vrai du faux. surtout loolu que histoire yi loolu mooy sunu métier histoire yi xam ne yenn saa yi kii day wax fii kii ñëw wax fële ñaari maam yi tase yenn saa yi kenn du xam fu dëgg gi. 40 ans ngi nii loo xam ne loolu rek la ñuy def. exactement loolu mooy sunu métier le métier d'historien foofu lay commencer. sa nga mën a ràññee liy dëgg ak liy safaan. gis nga safaan boo ko déggee di nga ko xam. gis nga safaan amul doole mais dëgg yàlla koy dooleel. sa dëgg boo ci nekkee da ngay am toujours firnde yi. gis nga xam nga lan mooy historien. historien mooy koo xam ne li muy wax da koy teg ci ay sislaay ak ay dalin. ay sislaay ak ay dalin ay source yu wër péng képp koo xam ne li ngay wax teguloo ko ci ay dalin teguloo ko ci ay source doo historien da ngay toog di wax lu la neex rek. képp mën nga bañ a jàng sax école nekk un bon historien fexeel ba li ngay wax mu nekk bu nekk loo xam ne da nga ko sos. teg ko ci dëgg teg ko ci li am te ñun suñu métier loolu la. doo ñëw rek loo ñu wax rek ñu jël. li nga ñu wax même bu fekkee boo dooy wax dëgg danañ seet lu tax waxoo dëgg. li tax waxoo dëgg ay fen sax ci histoire la bokk. te suñu métier la. ñu xool kii li muy wax dëgg la kii li muy wax ay kàcc la. mais du ñu jël sax ay kàcc di ko sànni parce que kàcc lu tax nit kii di tiit bay fen. loolu ci histoire bi la absolument donc moo tax ñun li ñu tëggee histoire générale du Sénégal war na dalal xelu ñëpp. te loolu mooy firndeel ni ñëpp am nañ ci place. mais xam nga professeur ba ndem si yàlla Iba Der te taxawal histoire bi dafa ni il faut que ñu xool nu ñuy def ba quitter li nekk ci récit officiel français yi xool ay récits yoo xam ne yu ñu am fii la waaye dëkk goo xam ne bind bokk fi ñun wax la ñuy def est-ce que 20 tomes yi di ñëw dina nekk loo xam ne tamit ngir ngeen def ko dina yomb ndax da ngeen wax ne bëgg ngeen at bu ne ngeen génnee 5 tomes. est-ce que dina doon lu yomb. non nekkul lu yomb mais lu mën a nekk la. lu mën a nekk la lu mën a nekk la parce que fii ñu toll nii ñi koy bind ñi ngi fi moyens yi ñi ngi fi sources yi mi ngi fi. parce que bul. mais ginnaaw coow bii nii amoon dañ ni woon am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ni woon dañuy deltu ginnaaw ndax am na ñoo xam ne nee jot nañ sax ay menaces de mort ak yeneen yu ci am. ndax bind yu ñu bind ak loolu yëpp sëñ bi mooy pëndal bi ma la doon wax rek. pënd day wuri fi mu nekk nii pënd bi wuri na liggéey moo fi des. ñi fiy liggéey ñoo ngi fi. ñu ngi fi te dogu nañ tey pour gën a sóobu ci liggéey bi parce que léegi lay jeex na. lay jeex na parce que ñun li ñu wax te dama koy yàlla def na du ma wax sax remplacer. parce que Iba Der kenn mënu ko remplacer. mais yàlla def na. yeggale rek man may nekk le coordonnateur bi war a yeggale liggéey bi. amul kenn koo xam ni dinañ ko xaddi ci liggéey bi amul kenn koo xam dinañ ko bedd ci liggéey bi. képp koo xam ne jàpp nga ne am nga xam-xam ci histoire du Sénégal. boo ñëwee ci ñun dinañ la déglu. fi mu toll nii lan mooy défi yi. défi yi bëri na d'abord défi bi ci njëkk. non une minute rek ndax temps bi lu ñu des bëri. défi bi ci njëkk mooy ñu bàyyi ñu bind ci dal. parce que ngay bind ñu lay xoxatal ak yooyu bon c'est vrai que sama classe bi loolu jaaxalu leen. mais du lu yomb. loolu mooy premier défi bi. il faut que sérénité bi dal il faut que aussi ñu xam ni histoire générale du Sénégal ñi ko yore ay sénégalais lañ ay patriotes lañ. bëgguñu yàq deru kenn bëgguñu tilimal kenn benn waasu ci Sénégal. donc loolu yaakaar naa ni fi mu nekk nii sax sama xel mën na ci dal. parce que nag quand même beneen défi bi. c'est le défi des moyens te mën naa wax fii solennellement. que ni quand même borom réew mi jàppale nañu ci anam bu wér. ba nga xam ne lan la ñu war a mën a def fi mu toll nii ba Sénégal mën a am taarixam ndax 350 ans du lu ndaw yéen am nañ ngeen ci wàll ñoom tamit am nañ ci wàll kër diine yeeg ñeneen ñi am nañ ci wàll waaye nan la ñu mën a def ba ñëpp mën a fégoo dajale ci benn poñ boo xam ne réeroo dootul am du ñu wax ne noo diw maamam après histoire bi tasaaro. xam nga sànq rek maa koy wax sama xarit bi mu digga jëgga xam nga li ñu wutalee amul li ñu boole rek moo am. professeurs yi
en une minute rek lu ma dese bëreetul une minute ma dese ci temps. professeurs yi ak ñi nga xam ne ñooy communicateurs traditionnels la chefferie traditionnelle ak ñi ñu tuddee les religieux. mënut a ñàkk xam nga ñun ñëpp ñoo bokk maam mi Sénégal ñun ñëpp ko bokk la foo fi dem rek am nañu ay atome croche ñëpp ko bokk. li bon nag mooy kenn ku ci nekk ràcc jëm sa kanam. jëm sa boor mais nii ñu ko doxalee actuellement xamoon naa ni au départ sax dana am ay velléité ñii ni lii ñii ni laa mais kenn ku ci nekk ba nga demee ba ci biir xam nga ni lii ñuy def mooy jaarale. yéen lan moo si seen taxawaay yéen. suñu taxawaay communicateur traditionnel li mooy yàlla mi dara tawul def na ni am na lu ñu ci xam dama doon wax nag ni c'est que ñi nga xam ne ñoo ñuy utiliser dañoo deful discernement. Parce que actuellement réseau communicateur traditionnel c'est un fourre-tout ça n'a rien à voir ak li nga xam ne moo tax mu jóg plus maintenant ñi nga xam ne dañu assumer ba tey le rôle de griot nga xam ne yu descendant de Assane Maroqe Samb Kaani Samb Demba Lamine et cetera nga xam ne ñii tey dañuy dem di jël ca lañ doon bind ak lañ doon wax di ko jëfandikoo kenn du ko weddi donc c'est très important. leen sant di leen gërëm bu baax Youssou Mbergane Mbaye nekkoon représentant bu réseau des communicateurs traditionnels bu Sénégal ak professeur Mamadou Fall mi nekk coordonnateur général bu histoire générale du Sénégal léegi ñu dem ci 19h45 et c'est avec Adama Anouchka Ba.